ba tey rek yow la ñu des laataa ñu dem ci le maire ñu gis ne Sénégal de jour en jour cas yi dina yokku le président def discours le 11 mai passé ne léegi nañ ubbiwaat luuma yi ubbiwaat jumaa yi ak école bi war a ubbi le 2 ndax loolu dal na xel. waaw donc effectivement boo gisee cas yi ni muy yokkoo effectivement da ngay wax dalul xel mais aussi boo suivre discours secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé di nga xaw a comprendre ni feebar bi jóogu fi waaw moom nee na sax mën naa am feebar bi sax du disparaître waaw day dëkk ak ñun comme ni sida bi nekk ak ñun xam nga sida presque 30 ans ngi nii ou plus mi ngi fi waaw parce que boo xoolee am na étude bu génn bërki démb ñu wax ne parce que te loolu c'est plausible ñu wax ne bërëb yu tëju yi bu fa ay nit nekkee kenn am ko ci ba génne doomu jàngoro bi mën na nekk foofu ci bërëb bu tëju bi presque 3 heures de temps ku ko nooyi rek da nga koy jël wala ku fa dugg nga jël ko te loolu c'est plausible boo gisee feebar bi wàllaate bi ni mu gaawee am na ñoo xam ne duñu xam fu mu ko jëlee nga xam ne loolu c'est plausible donc études yooyu mu ngi am comme feebar bu bees la bis bu nekk rek dañuy am information yu bees moo tax comme ni ñuy waxee tuberculose dañuy sañ nit ñi di leen kañ pour ñu bu ñu xëyee ñu ubbi seen fenêtre féexal ngelaw li dugg rayon de soleil yi dugg rey doomu jàngoro tuberculose bi noonu aussi lañ koy waxee ci bii feebar ñi nga xam ne seen dañuy nekk fu tëju bu ñu xëyee daal nañ ubbi lépp féex parce que loolu am na solo waaw loolu précision bu moo bëggoon indi la mais effectivement cas yi mu ngi yokku mais nag boo xoolee c'est parce que ñi ñuy tester aussi day yokk bu fekkee échantillon bi daa nekk 100 personnes nga trouver 10 malades mu ñëw 200 personnes nga trouver 20 malades léegi ay 1000 la ñuy jël di trouver 100 malades boo xoolee ci dynamique bi la ñu nekk ba léegi bu mosaan jël 200 personnes nga trouver 20 malades boo jëlee 300 trouver 10 mais tey boo xoolee par exemple on a pris 1000 et quelques on a trouvé 100 et quelques boo xoolee dynamique boobu ci lañ nekk 10% yi ci lañ nekk. Bon li tax nag dañ naan dalul xel parce que buñ nee 100 rek 100 effectivement dafa xaw a rëy mais boo xoolee li xew ci yeneen réew yi effectivement mën nañ wax ne pour le moment la situation est contrôlable mën nañ ko contrôler parce que dëkk ak feebar bi nag mooy appliquer les mesures barrières ak lu mu bari boo appliquer les mesures barrières yàlla na la ci musal takk sa masque raxas say loxo loolu moom weesu nañ ko je pense que c'est acquis nit ñi dinañ raxas seen loxo ku ci am gel def sa gel may xamale ne nag gel bi moom sax c'est plus pratique rek mais raxasul moom ak saabu moom rek doy na wala raxasu ak ndoxu eau de javel doy na donc mosquée yi ñu ubbi aussi bon am na sax ñu ne ñoom duñu julli am na ñoo xam ñi ngi julli mais ñiy julli aussi nañu jël rek seen mesures barrières maanaam dandante mettre sa ndijoor mettre sa càmmoñ takk sa masque bala ñoo dugg ci jàkka ji aussi raxasu parce que fii ci Kébémer je pense que avec le comité national fii le comité local moom jàkka yëpp am na ay dispositifs de lavage des mains waaw je pense que loolu daal ñu jàpp ci donc question bi mooy ndax dal na xel ndax cas yi dafay yokk mais boo xoolee comme ni ma ko waxee proportionnellement bu fekkee échantillon bi nga jël dafa gën a bari li ngay trouver aussi day gën a bari mais boo ko xoolee effectivement ci même proportion yokk bi ci lañ nekk ba léegi am na sax ñu ne ñi nga xam comité national de gestion des épidémies lañ nekk nga xam ne président consulté na leen nee nañ facteur de progression bi ci li permettre président mu jël décision yooyu ci la parce que bu njëkk facteur de progression bi ba récemment da doon nekk 2,5 mais 10 derniers jours yi bi ñu calculer facteur de progression bi dafa nekk 1,8 ce qui veut dire que mu ngi wàññeeku moo tax mu président nangoo jël décision bi te boo xoolee aussi actuellement ba ñu jógee ci 177 yi ba léegi dañuy ñëw 109 après 102 tey 110 ñi dafa mel ne ñi ngi ci phase plateau parce que épidémie noonu lay doxee day jógee ci suuf def benn courbe ascendante ba ci yàgg mu ñëw stabiliser wu boo xoolee ba ñu jógee ci 177 yi ba léegi ñi ngi ci phase plateau loolu lay joxe
mais bala ñu ko confirmer nag mu jàll. bu phase plateau bi nekkee fii ay semaines wala 2 semaines 3 semaines ba ci yàgg mu def courbe descendante loolu la ñuy ñaan. waaw mais actuellement nañu xaar ne nañu njort ne ñu ngi ci phase de stabilisation de l'épidémie. actuellement dañ jàpp ne ñoo ngi ci phase de stabilisation de l'épidémie muy ay kàddu yi nga xamante ne donc bu docteur donc mu xamloo nit ñi Issa Fall nekk effectivement li dal na xel te ni mu fa demee noonu tamit mooy que exactement tey dañuy ñi nga xamante ne échantillon yi ñuy testé ñoo bari moo tax donc nombre tamit il faut que mu yokk il faut que askan bi xamee ko noonu monsieur le maire alors donc léegi ni nga ko laajee docteur cas yaa ngi yokk président de la république son excellence Macky Sall décidé ne day tijji luuma yi tijji marché yi effectivement école de tout ça te yow fi nga xamante ne donc bi cas yi bariwutoon da nga tegoon benn comité bi nga xamante ne de riposte contre la Covid-19 boobu ba léegi comité bi nekk ci liggéey bi mais ñu gis ni que la Covid s'entête toujours ba léegi donc jógee gu fi alors ak stratégie ak li nga xamante ne donc données nouvelles yi nii ndax am na yeneen stratégie yu bees yi nga xamante ne yow ak ñi ngay liggéeyal donc fas ngeen ko yéene teg wala il a teg ngeen ko pour mën a jaamarloo ak virus bi ni ko président waxee il faut vivre avec le virus. Merci Aldo, il faut vivre avec le virus man loolu laa gëm donc moo tax je suis en phase avec le président bi mu ko déclaré ñi ma jege yëpp fan yooyu yëpp loolu laa doon théoriser autour de moi fii Kébémer ku nekk ci ñëwoon ku ma jege rek dama leen naan gars yi nañu waaj parce que musuma gis ci àddina bi benn microbe bu dugg bu feeñ ñu fesal ko ba mu disparaître dañ koy xeex ak moom dañ koy maîtriser xeex ak moom ba mu na sax ñu xam nu ñu koy moytoo dëkk di dem fan yi yëpp toujours ñu ma daan jege damay jël mbiru sibiru ñu leen sibiru lu ko gënoon a tiital àddina bi te doon xëy di rey lu dul jeex wax naa ko docteur Keroog ni ko tey jii ci tey bu ñu xëyoon district bu nekk ci Sénégal ku ñu diagnostiqué ngay sibiru ñu ber la li ñuy nar a xëy di ber mooy ëpp sax li ñuy xeet ci corona liy xëy di dee itam ci Sénégal ci sibiru suñu leen xëyoon di wax danañu wàññi lépp lii wante sibiru miin nañ ko ku ci nekk xam nga léegi nooy dëkkee ak moom yaa ngi wut sa sànke xam nga nooy fajoo te moo na sibiru amul vaccin amul bu ñu vaccin boo xam ni pour sibiru la comme feebar bii wante xam nañu lan moo koy joxe ni ñu xamee léegi liy joxe feebar bii di corona xam nañu virus bi nu mu mel xam nañu nu muy dunde xam nañu nu muy màgge xam nañu nu muy lawe ni sibiru itam xam nañ moom ci moom loolu virus bi itam xam nañ ci moom loolu xam nañu itam nan la ñuy fekkoo ci virus bi mooy nga fexe ba bu la ko kenn jox ci taxaw ci jàkkaarloo nga fexe ba ŋaawu boo ŋaawee sa gémmiñ ŋaaw sa bakkan liy génn ci yow du dem ci kenn lay génn ci moom du mën a ñëw ci yow boo amee lu nekk nag say bët muuru tegee raxasoo saabu bii dafa simple loolu ñëpp xam nañ ko léegi nag nit yàlla bind ko muy daw di làqatu di dugg ciy pax yàlla dafa bind nit pour muy jàkkaarloo ak lépp lu nga xam ne si dafa taxaw ci kanamam da koy xool mën na lu yund nag tiit daw taxaw na leen xool ko ba comprendre ko àddina bi corona bi dafa di teel ñëpp daw xool nañ ko nag ba comprendre ko jënd nag jàkkaarloog moom xam nañu yan fital la ñuy wut jàkkaarloog moom mooy saabu ak ndox ak ŋaaw nit ñi nag dañuy génn reprendre la vie totale ni ñuy reprendre nag la vie totale mooy organiser wu mooy liggéey yu wuti loo lekk dem yari say doom ñu jàng dem faju ji ak ji jaamu ji yàlla ndax nag nit la koy dundal lépp dafa am une vie matérielle et une vie spirituelle am na benn imam bu ma ni démb nit ñi dafa mel ni iit ci dëkk bi ubbi gi ñu ubbi jumaa yi ñu dem di julli ji nit ñi dañ koo dund ci iit comme iit ku nekk da nga kontaan sañse ñëw ci jumaa ji gis naa benn imam suñu imaamu dammel fële prêcham dafa jooy ndax jullit yi namm nañu bërëbu jaamu yàlla yi alors donc loolu benn affaire rek la ci dem rooti dem bayi dem nappi dem defi la nga war a def dem jaamu ji yàlla béréb yi ñu koy defee itam fépp foo war a def la nga fa war a def nga sàmmoo ak na nga war a sàmmoo loolu moo tax ma ne tey la wàllu gën a aay fii ak feebar bi dañu fi ba ñu gis ni lawatul doxatul ku ci nekk la nga xam ne si ay matuwaay la yoo jëloon tey nga koy gën a jël
mooy bañ a daje yu amul fayda te fu ñu mënut a bañ a daje tam bu ñu fa dajee ñu soriantoo nañu war a soriantoo protégé wu. marché yi ku cay dem la ñu waxoon tey la wàllu gën a aay doo dugg ci marché bi doo dem ci bitig bi te yoroo masque heure yi nga xam ne si dañoo waxoon ne nañ ko wàññi daje yi ñu téye ko ba tey gis nga bañ nañ ko ba marché bi dana am itam daaw ñu tëj ñun mais fi mu nekk nii la ñu daan def dana ci dolleeku benn bis boo xam ne marché bi day tëj pour ñu mën ko désinfecté kon ñun fii dara wàññi ko fii dafa yokk ndax ñun daaw ñu tëj suñuy marché dañ ko daan day wàññi rek ci bis bi ndax nit ñi fii ñu mën a dajaloo bi gën a bañ wàññeeku mais fi mu nekk nii danañ ci dolli di ko tëj benn bis donc moo tax ma ne tey la wàllu gën a ay mbiru école bi itam ñu ngi jëm ci ubbi ko comme ni nga ko waxee CDD bi ñu def bërki démb loolu mooy problème bi ndax fii maîtres yi am na ñoo xam ne tukki nañu élèves yi itam am na ñoo xam ne tukkuñu ci dëkk bi ñu ngi fu nekk ci biir département bi te ñooñu bu ñu nee école bi dafa war a ubbi dañoo war a ñëw bu ñu ñëwee dañoo war a dal ci ay kër déjà am na ñu ko wax parents d'élèves yi ñun ñoom seen premier problème mooy dafa am élèves yu dëkkul ci dëkk bi yoo xam ni dëkk nañ ci ay département yoo xam ni dañoo ne te dañoo war a ñëw bu ñu ñëwee dañoo war a nekk ci seen kër te mënuñu leen a génn am na ay taxawaay yoo xam ni war nañ ko cee def enseignant bi nga xam ne si tam ma nga dëkk Mbacké ba ñu tëjee école dafa demoon fa la ko confinement bi fekk bu bëggee ñëw itam war a jàngale si day ñëw bu ñëwee itam am na matukaay yu ñu ci war a jël kon foofu commission vigilance bi laay jëkk a wax ak collaboration population bi suñu nee école bi dafa war a ubbi waat élève bépp képp ku xam élève bu nga xam ne si vraiment dafay nekkul woon te mu nga jógee foo xam ne si nekkul ci biir département bi war a ñëw war a dugg sa biir kër war a nekk ci sa biir koñ nañu ko répertorier danañ ci waxtaan benn dispositif spécial ak système d'alerte bi ba nga xam ne si danañ ko xam su ko defee kaaraange yi ñu war a def ci moom docteur dana waajal na ko ñu mën koo testé leen teg bëgguñu nag ñu naan diw fee la jógee di leen daw yooyu yëpp danañ ko def ci description bu dee enseignant itam ñu ngi leen di tàmbalee ñaan ñu teel a ñëw bu ñu nee le 2 la ñu war a ubbi te war nañ fee toog au moins 14 jours ba ñu xam lu nekk ci ñoom bu fekkee dañoo jóge ci yenn gox yi donc yooyu yëpp fi mu nekk nii mooy waxtaan yi nga xam ne si ñi ngi koy waxtaanee ba ki démb def nañ yendoo nañ ci liggéey ba 4h30 ñi ngi koy wéyal di jël ay mesures ndax fekk sa bopp ba noppi ñeneen jóge fa leen ñëw dugal fi nduxum loolu la ñuy bañ moo tax tey jii la waa dëkk bi gën a taxaw ndax effort yi ñu defoon boobu ba léegi bu fekkente ne dañoo lassé dañoo bàyyeendiku rek ay am bàyyeendiku daal laay bañ mu am fi bu kenn bàyyeendiku tey la wàllu gën a aay bu kenn bàyyeendiku tey la wàllu gën a aay mbir mi ngi am ba tey mi ngi dox egsiwul ci ñun yàllaa ngi ñuy fekk li nga xam ne si moom la ñu doon def nga góor ga doon wax jeexaat foo foreb doom delloo fa sa loxo ñun ci li ñu defoon nii boole ñaan yàlla boole fekku yàlla di ñu fekk di ñu suturaal nañu ca nekk continuer ko képp koo xam ne gis nañ ko mu ñëw te neewu fi woon ñu ni ah diw de ñëw na korite gaa ngi ñëw nit ñi danañu ñëw ak lépp kon daal même bu fekkente ni nit dafa jóge Dakar ñëw korite si wala mu jóge Bambey ñëw korite si bu ñëwee ne ko ah ñun suñu dëkk da ngay sakk sa masque takkal sa masque raxasul ne ko ñëpp systématiquement kër yëpp dañ ko gën a def ci feet yi ñuy jëm ak fan yi nit ñaa ngi am permission di ñëw autorisation de circulation yi yaxanal nañ ko weekend bii boo xoolee dëkk bi am nañu bari ñu ñëw léegi nag na ku nekk jël sa fulaat sa fayda boo amee même sa doom wala sa mag wala sa jëkkër wala sa xarit boo xam ni am na permission namm na dëkk bi ñëw na nga am sa taxawaay ni ko ah ñun suñu dëkk dañuy yore suñu masque takkal sa masque raxasul takkal sa masque raxasul su ko defee doo fi indi dara doo fi jëlee dara kon daal tey la wàllu gën a ay na nit ñi gën a jàpp bu kenn bàyyeendiku na ku ne gën a aar sa bopp kenn du aar sa bopp ba agsi fii di bàyyeendiku ba laneen yaraa nga di la ci fekk kon daal man loolu laay wax amul benn bàyyeendiku amul benn relâchement lépp li ñu doon def nañ ko gën a taxaw luuma bi incha allah ubbi nañ ko altine fas yéene nañu yéene ñu bari taxawaalu foofu pour wax nit ñi ñuy tas contrôler ba xam ñëpp takk nañu seen masque fexe ñuy def distanciation yi nit ñi di tas ndax loolu mooy bu fekkente ni dem rëcc dara rëcc na ba génn ci nit du la dal looloo tax distanciation bi baax ndax léeg-léeg nit mën naa wàcce masque am tuuti sax wax ak yow te xamuloo lu jënd ci moom mbaa mu jënd ci yow bu boobaa bu fekkee sori woon nga ko tuuti daal yàlla muccal na la ci
loolu moo tax loolu ñu koy def jàkka itam ni ñu ko organisé ñi ngi félicité vraiment imam yi dañoo réunion wax ni lii la ñu soxla ci matériel nii lañ ko war a def ñu julli si yépp ci jàkka yi gis nañu ni biñ la wanee télévision bi wala jàkka yi julli amoo lenn loo leen di nawee li nga gis ci télévision bi moom nga gis ci sa jumaa tey sa ilimaan organisé ko correctement def ay xutba yu ànd ak jamono maa ngi leen di wax nag ni xutba yi ma dégg yépp dañ koy wax mbiru jamono ak mbas mais il faut ñu koy traduire waaw il faut ñu koy traduire boo ko xamee yow da nga dégg li imam bi wax yépp imam yi fii xutba yépp ci mbas mi la ñu xutba mais ñu ko dégg bariwul mamas gi à peu près danañu xam et nag donc il faut donc que ñu def ko ci rajo yi wala ñu ñëw balaa ju liggéey jot ñu xutba bi ñu gën koo wax nit ñi ñu dégg ko wala ñu nañ turbe daal lu ñu def ba nit ñi xam li ñuy wax ci xutba bi ndax liñ fa wax démb ci jumaa yi ku ko déggoon gën a xam ni lii la diine wax te xutba yëpp noonu la amoon ci dëkk bi ñu baal ma nag ci loolu rek ma ci duggee ndax du sama wax fii donc di wax rek ni ñoom itam dox nañu lañu war a doxee kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay di sant itam autorité administrative préfet autorité préfectorale yi ñoom itam vraiment le préfet son adjoint et l'équipe administrative de la ville am nañu taxawaay di ñu accompagner ci directive administrative yi di ànd ak ñun ci interprétation yi di ànd ak ñun ci application yi donc maa ngi gërëm le préfet Madé son adjoint Touré ci seen taxawaay bi ñu àndee ak ñun boobu ba léegi ngeen gis leen ak ngeen bañ leen gis minute bu nekk ñi ngi wax ak man ñi ngi wax ak docteur on a une bonne collaboration à tout point de vue di gërëm itam service yëpp waxoon naa ko police gendarmerie et cetera kon daal may wax rek ni moom tey la wàllu gën a aay bu kenn bàyyee ndiku nanu gën a corser suñuy taxawaay doo defar sa yëf ba mu baax ngay sàggan ba nit di jóge fële di la ko yàqal kon nanu gën a jàpp gën a vigilant gën a bañ a bàyyee ndiku gën a protéger suñu dëkk gën a surveiller suñu dëkk loo gis loo xamul nga teel koo signalé ñu dem dox ko te nag bu kenn maanaam di joxe ñaate moo bon bu joxe ñaate bi baree mooy stigmatisé bu joxe ñaate bi baree rek nit ñi leen di joxañ danañu mujj di làqatu te bu ñu làqatoo musiba am donc lépp lu ñuy def nañ ko def ci sutura dégg ngeen ni ko docteur waxee ñoom sax bu ñuy prélever nit sax danañ fexe ba waa koñ ba sax duñu xam ni prélever nañu nit ndax danañ ko fexee woo mu ñëw ñu prélever ko ci njëkk ak teranga nit ñi tam ni ñuy signalé am na sutura buñ ci boolee sutura ñii ci dëkk bi am na ñoo xam ne testé nañ leen fi garanti nañ leen ba ñu pare te waa dëkk bi xamuñu ko kon docteur sutura boobu nga ci def sutura boobu am ci koñ bi loolu moo tax coow bariwu fi ku nekk am na ñoo xam ne dëkkal nañu sax jege nañu koo xam ni quarantaine nañ ko wala testé nañ ko te xamuñu ko ndax sutura biñ ci def te bu fekkente ni sutura boobu defuñu ko ci woon dañ koy joxoñ ak di ko daw te loolu nit ñi bu ñu leen dee daw ak di joxoñ rek danañu làqatu ba bañ a feeñal sax bu ñu feebaree kon boog donc lu waay yëpp loo ragal ci sa bopp rek lu waay yëpp ba sam xel teey ci sa bopp ci nangam na nga fexe ba ñu yëg ko ñu xoolal la ko rapidement ci suuf bu fekkente ni jar na saafara ñu saafara ko te yàlla bu kenn yëpp ci sa bopp dara loo xam ne si day tey tul xel yàlla na daal yàlla yokk di fekk. voilà monsieur le maire ba tey rek man ci wàllu lu mooy laa des parce que lu mooy man jàpp naa ne seen liggéey foofu du yomb ndax pour waa àll bi su nekkee distanciation boobu ñu wax est-ce que yéen prévoir ngeen ay nit yoo xam ne si ñoom ñooy nekk ci marché bi pour mën leen a taxaw daal ñu sàmmonte ak dicté yi waa docteur wax. xam nga nit ñi bu ñuy defee nii gis nga fi mu nekk nii àll bi ku fay jóge léegi di ñëw Kébémer xam nga li fiy dox seen rajo bii bu leen ko fekk li mu liggéey ci àll bi seen rajo yii li wër Kébémer yépp xam nañ ni Kébémer moom tubaab bee fii añ ah Kébémer da boo fa bëggee dem nii ngay def sama mbokk yi ma gis ba ki dem ñu jóge ci àll bi ñëw fii nii dama leen ci ñoom ñëpp seen i masque yi rafet ay jóge ay cun ak ay daaru jaay seen rajo yi nit ñi dégg xam nañu ni Kébémer lii moo fi xew xam nañ ni Kébémer ku fa dugg yoroo masque police jàpp la xam nañ ni marché Kébémer kenn dootu fa dugg te yoroo masque nit ñi mën nañoo def leneen fu leen neex mais la nga teg sa dëkk danañ ko xam du dëgg ñi ngi yore seen i masque ñi ngi def distanciation bi nag ñun ñoo leen ci danañ leen ci jàppale incha allah ñu ngi formé maa ngi koy wax éclaireurs yi nee naa leen altine yéen ñëpp da ngeen sol seen tenue yi ndax itam tenue da ciy baax da ngeen sol yéen ñëpp seen tenue yi da ngeen ñëw ñu utiliser leen am nañu ay gilet yoo nga xam ne si conseil de la jeunesse moom la yoroon donc loolu laa bëgg fi mu nekk nii ci samedi beeg dimanche bi ci la ñuy liggéey incha allah avec commission sensibilisation ak commission alerte su ko defee ñu am le maximum de gilets le maximum de tenue
ànd ak ñëpp su ko defee dañuy tas di tas nit ñi danañu gis daal ni nit ñi danañ ci am taxawaay bu soobee yàlla bu altine place yi ubbitu yi ngay duggee ci marché luuma yi yëpp itam ak docteur affaire yi bagage yi nga xam ne si yor nañ ko pour raxasukaay yi danañ ko indi ba mu gën a jege ci place yi nga xam ne si booy ñëwee nii sama mbeddu kër mi dugg gaar bi côté bële ak côté yi nga xam ne si yëpp ñooyu yoonu luuma yu mag yi danañ ci teg raxasukaay yu bari yu nga xam ne si ku gën a nit ñi danañ leen incité ñu ciy gën a raxasoo ak itam ñoo xam ne danañ gën a de toute façon daal ci luuma bi moom danañ ci def un dispositif spécial incha allah ci loolu danañ ci liggéey ci samedi bi ak dimanche bi ak ñi nga xam ne si ñoom lañ ko seetal ba nga xam ne si bu altine daal danañ gis ni bàyyeewuñ leen rek ak seen bopp même installation bi ñu ngi ciy waxtaan pour ñi war a ñëw mais comme nag li ci bari ci gros commerçant yi daan jóge ci àll bi ci yeneen département yi di ñëw ay oto di installé ñooñu du ñu ñëw ñu ci bari luuma départemental rek lay doon ci biir département bi lay yem kon boog je pense que en tout cas daal danañ ci gar suñu tàggatu way fexe daal ba ku fa ñëw da nga xam ni lii daal bàyyiwuñ leen rek ci seen bopp ñu ngi leen di organiser pour ñu gën a aar seen bopp bañ ñu fee wàccal dara. Très bien. Merci, monsieur le maire. Et c'est vrai que donc, Biga Kambale, nous remercier donc la commission, en tout cas le comité Biga sur place. Moi, nous avons une recherche témoin, donc, comité d'Indiagadem. Oui, commission alerte a suivi avec à sa tête, donc, bien sûr, commandant Faye du service d'hygiène, mais surtout aussi la commission sensibilisation avec information. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé parce que, monsieur le maire, fait que, effectivement, commission, donc, moom mi ngi woon donc en réunion donc je pense le jeudi ñoom jotoon nañ def réunion instant bi nga xamante ne peut-être yéen da ngeen woon donc ci seen CDD donc imam yi tamit def seen i réunion ñoom commission sensibilisation defoon nañ seen réunion ba daanaka li maire di wax ni ñoom tegoon nañ ko ba pare ñan ñooy dem par exemple ci luuma ba ñan dañuy continuer waat donc la sensibilisation dinañ continuer waat donc seen VAD sécurisé extra tout ça c'est-à-dire que ñoom aussi mettre nañ effectivement un plan d'action ci njiiteelu Malick Sow donc il est vraiment donc intéressant et important donc de remercier cette commission sensibilisation bi nga xamante ne xaaru ba maire nee leen def leen lii xaaru ba docteur nee leen def leen lii oui jot naa PV bi très bien looloo tax itam moom muy nourrir il faut bu toog di wax rek te am ginnaaw la ngay wax lépp nag yaa ngi koy jële ci ña ngay xalaatal ak ñay def jot naa seen PV démb ba ngeen paree loolu moo tax ma mën a engagé wu ni danañu defi lii parce que ñi ko war a def wax nañ ma ni waajal nañ ko très bien merci alors donc ci naka noonee donc éclaireurs yeeg étudiants yeeg ASP yeeg ñoom ñëpp donc def seen engagement comme ni ñu ko tàmbalee donc dañuy jàpp ne incha allah tamit donc ne liggéey bi doon demee noonu la fay demee wala sax la ko raw pour que franchement mbas bi bañ a dugg fii naka noonee donc bàjjee du gox yeeg relais yi ñoom ñëpp donc vraiment ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax docteur alors docteur ma ñëw ci yow ñu gis que au Ghana donc ñoom bi ñu demoon ba def déconfinement alors cas yi dafa jékki-jékki rek explosé alors léegi nga ne ñun comme quoi xel mën naa daal parce que effectivement donc bu ñu jëlee lépp li nga xamante ne donc geste barrières yi ñu respecté nu mu waree donc yàlla mën na def franchement donc mbas bi bañ fee dugg alors ñu gis ne que léegi ni ko monsieur le maire waxee njàngale bi dafay tàmbale bu njàngale bi waree tàmbale donc dina am suñuy collègues yi nga xamante ne ñii nekk Ndakaar ñii nekk Tivaouane ñii nekk Touba ñii nekk ci zone infestée yi dinañ daal di ñëw ñu gis encore la même chose tamit ak élèves yi alors ça va compliquer la chose yéen donc waa docteur parce que il faut rappeler tout simplement que su beneen yoon dinaa dalal donc IF ci boppam fii donc dalal APE dalal aussi donc les syndicats pour que donc ñoom ñu waxtaanee ci mbirum njàngale bi mais yow en tant que spécialiste de la santé parce que donc foofu ci yow lay tàmbale mooy est-ce que on est sûr avec surtout monsieur le maire que dinañ mën a créer benn dispositif bi nga xamante ne ku ñëw ku ne donc dinañ ko mën a saytu ak yooyu parce que c'est très important ndax di nga gis jàngalekat bi nga xamante ne parce que nit rek la donc moom jàpp na ne mi ngi Touba dara dalu ko donc dara dalu ko il va directement à l'école et cetera tout ça yooyu yëpp est-ce que saytu ngeen ko bu baax a baax. Voilà merci beaucoup donc effectivement dañu dugg ci phase boo xam nouvelle donne la nouvelle donne dafa am mooy que léegi de c'est sûr que dañuy alléger dispositif bi que nit ñi mën a déplacer wu bon man démb déjà jot naa ay demande d'absence en vue de la Korité bon personnel de santé sax pour man vraiment dañu war a toog ñëpp dañu war a toog mais bi ma ci waxtaan ak préfet nee na ma pour le moment daal xëy na peut-être déclaration ministre bi moo tax nit ñi commencé def ay demandes mais pour le moment demande yi toujours dañ koy
def niñ ko daan defee c'est-à-dire di nga am oto bu la yóbbu ñu am permis bi am pour nga ak carte grise pour nga mën a am laissez-passer et puis ni ñu doon wax ne oto bu nekk 3 personnes plus de 3 personnes waru ci nekk loolu lañ jàpp mais nañ jàpp ne c'est sûr que déplacement yi moom dina yokk surtout avec l'ouverture des classes d'examen bon enseignants yi effectivement am na ñoo xam ne dañu tukki woon dellu seeni kër toog ñooñu dañu war a ñibbisi je pense que le ministère va prendre des mesures pour leur faciliter le retour xaw ma ndax ay bus lañu leen defal spécial ñu dugg ci ñëw mais ñooñu bu ñu ñëwee aussi dañu war a signaler wu je pense que loolu ñun dañ ci war a liggéey ak IEF parce que bërki démb am nañ CDD waa IEF ñu ngi fa woon ñun waa santé ñu nga fa woon donc foog ñu toog ak IEF xam naa ci début de semaine bi ñu xool seen élément bu ñëw ñoom war nañ ñu ko signaler wala en tout cas ñu wax ko sax moom mu signaler boppam ñu testé ko parce que ñun loolu lañ jël comme dispositif tout voyageur ba léegi loolu mooy dox tout voyageur bu ñu yëg ni tukki woon nga